لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. mbokk yi chers internautes maa ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen. tey nag ñu ñëwoon ngir waxtaan si benn xew-xew boo xam ne mën nañ ne actualité la ndax ñu ngi koy remarqué xëy na depuis ces derniers temps si mën nañ ne ay at mu ngi am waaye nag xëy na kenn pointé wu ci du doigt wax ci sérieusement comme ni ñu ci war a waxee. muy phénomène bi ñu gis papa yi nga xam ne bu ñu divorcé dañuy rey seen ay doom yi reyaale seen bopp mu nekk phénomène bu sensible nekk tristesse nekk musiba nekk li nga xamante ni mën nañ ne ñun ñëpp ko gisandoo ñun ñëpp ko déggandoo mu nekk loo xam ni nit ñi dañuy demander question lan moo waral lii xanaa du tas rek moo tax nit ki rey boppam reyaale ay doomam surtout lan moo tax doomu aadama mën a egg ba ci niveau bi mbokk yi il faut que ñu accepter il faut que ñu xam ne y a beaucoup de personnes qui souffrent am souffrance am mal-être di dox ci àdduna bi di lekk di naan di liggéey di sëy waaye au fond ay cadavres ambulants lañu lu tax parce que seen xol yi dafa vide parce que métit rek la ñuy yëg te métit bi ñuy yëg c'est tellement atroce mënuñu ko exprimer mënuñu ko expliquer suñu société nag malheureusement xamuñu jël santé psychologique wu nit ñi parce que la plupart dañuy faral heure bu góor amee problème ci sëyam wala jigéen am problème ci sëyam ñu ne rab la ñu ne dañ ko liggéey wala ñu ne jinne la wala ñu ne nii la mel li mooy jukkoom te mbokk yi il faut que ñu xam ne la nature de l'être humain c'est pas la violence nit ci ni ko yàlla sàqoo mu baaxoo ko juddoo ko màggee ko du violence waaye empathie la yërmande violence bu demee bay am tamit day nekk dans des cas extrêmes bien spécifiques yi nga xam ne ci kaawu armée yeeg yu demee noonu mais pas violence contre être yi nga xam ne mën nañ ne ci yow lañu jóge say doom xaw ma nag phénomène yi ñu gis nii ñoom lan mooy seen histoire xaw ma réellement lan lañ doon dund xaw ma exactement lan mooy li fa xew waaye li ma xam mooy te ñëpp bokkule ko tey def acte yi mooy dañu am problème mu xel ñun nag suñu société dañu baaxoo bu nit amee problème yu sérieux au lieu ñu jël li nga xamante ni mooy réalité bi nit ki di dund ak souffrance am yóbbu ko ci professionnel yi ñu faj seen ay xel waaye déedéet ndax dañ naan foofu ku fa dem da nga am problème mu xel ku fa dem déjà niñ leen di traité ak di leen ko maltraité tax na nit ki bu amee benn notoriété bi pour moom faiblesse la pour moom ñàkk fayda la pour moom naqar la à ce que muy dem ci genre yooyu nga xamante ni tey dañuy faj xelu doomu aadama yi métit la parce que lu tax mooy doomu aadama bi nga xamante ni mu ngi xëy na nekk ci yenn milieu yi wala mu ngi am benn notoriété bi wala mu ngi am benn nekk nit koo xam nit ku ñu xam la ku renommé la wala place bi muy occupé en quelque sorte ñu bari dañ ko ñee day faral ñu jël li nga xam ne mooy tabu teg fa tabu bi mooy lan mooy yaa ngi dund souffrance mal-être problème guddeeg bëccëg jàpp nga ni nit ñoo la ko teg jàpp nga ni yow kenn waru la xañ accepté woo ñàkk da nga doon sëy ak nit décidé na bàyyi na la mais lan moo fi jar ngay punir nit kooku parce que cet acte là c'est une forme de punition bi mooy lan mooy bàyyi nga ma d'accord mais tu ne seras jamais heureuse dinaa la bàyyeel li nga xamante ni yow ba keroog ngay dee doo ko fàtte parce que tey doomu aadama bu jur ñetti doom mbaa ñaari doom mbaa même bu dee benn doom nga rayandoo leen ñoom ñetti ñëpp kooku am na naqaru xol bi nga xam ne ba keroog muy génn àdduna souffrance am boobu mën na ko jural traumatisme mën na yàq àddunaam mën na tax àdduna moom luy góor mu suur ko mën na tax àddunaam moom luy sëy mu suur ko en général mariage bu amee li may wax naan juge bu mag bi rek mooy yàlla suñu borom ñu nekk ñu fi di juger kenn naan góor ña am raison wala jigéen ña am raison waaye ànd ak lu mën a xew acte yi la ñuy juger ndax dañ naan bu demee ba nga xamante ni egg na ci benn niveau bi ba doomu aadama mën a ñàkk accepter ñàkk ba buñ ko xañee il décide de punir l'autre
mooy nit kooku il a des problèmes te problèmes yooyu en général lu ko topp la depuis enfance am lu bokk ci histoire am la lu bokk ci moom la mu formé wu si moom mais dañ koo ñàkkal fayda dañ ko dénigrer parce que lu tax mooy l'homme c'est le sexe fort le mâle c'est le sexe de la ñu ko waxee de la mën nañ ne le sexe qui protège nekk ki nga xam ne dañ ko gis en tant que protecteur góor moomu tey bu amee yenn problème yi société bi duñ ci faral di bàyyi xel parce que jigéen ñi ñoo mën a jooy ñoo mën a victimiser wu ñoo mën a wax ñoo mën a wane seen amertume ak seen naqar mais en général góor mën nay dund yenn souffrance yi par rapport ak situation yi muy dund au lieu mu ut secours malheureusement duñu ut secours parce que ni ñu éduquer suñu doom yu góor yi ak ni ñu éduquer ñi nga xam ni ñooy suñu góoru société suñu góoru nation yi mooy góor warul jooy góor warul lamenté wu góor dafa war a dékku lépp góor dafa war a àndoo si lépp ba tax na suñu góor ñi kenn jàngalu leen à ce que ñuy tirer leurs émotions d'une manière bu positive kenn jàngalu leen ñu am ouverture dans la relation loolay waral tey jigéen ñu bëri dañuy gis seen jëkkër di dund naqar ak souffrance mais néew na si jigéen ñi nga xam ni elle arrive à tisser benn genre lien de confiance pour sa jëkkër mën a confier wu si yow wax li ko naqari s'il le faut nga épaulé ko jàppale ko la plupart da ngay gis ni góor bu amee problème nan la koy fajee di yuuxu waa kër gi di leen ravager terroriser leen ragalloo leen di déverser ci ñoom seen colère sans pour autant ñu xam ni góor ñu ci bëri dañu am trouble de la personnalité comme ni ko jigéen ñi amee d'ailleurs trouble personnalité yi du jeex dafa bëri ay forme bëri ay façon mais suñu société le fait que lu ñu amul réponse rek dañ koy coller étiquette ci li nga xam ne mooy l'invisible day nekk li nga xam ne day mujjee metti ndax dama ne rab ak jinne lu am la waaye nañu xam ne maladie psychiatrique lu am la cerveau doomu aadama day feebar comme ni bët di feebaree bakkan di ko feebar naqar di ko feebar xalaatinu doomu aadama sax day feebar am na nit ñoo xam ne boo jotee ci ñoom li ngay def rek mooy jooyanti seen xalaat reprogrammer waat seen façon système de pensée ak seen système de croyance à ce que ñu mën a delluwaat amaat benn auto-estime seen bopp ndax nit bu demee ba perdre goût à la vie soit disant que dafa am ay problèmes yoo xam ne mënu ko régler soit disant que moom dundam gi yëpp ay nattu la ak ay naqar parce que nit boobu dafa am sens de compréhension bu négatif par rapport aux épreuves ndax ku ne xam na ni épreuve du ñàkk suñu dund gi yëpp ay épreuve la yàlla suñu borom ni ma koy waxee encore une fois bi mu ñu fi wàccee digguñu fi ni dañ fi ñëw pour dund lu neex déedéet yàlla avertir nañu ay jullit lañu yàlla wax na ak ñun ci alxuraan xamal nañu ni àdduna bii képp ki nga xamante ni yaa ngi topp yoon bu jub bi yaa ngi jëm ci kaw di uti sa secours borom yaa ngi gëm yàlla yaa ngi ànd ak yàlla am tawxiid di sellal yàlla nee na maa leen di aar ndax seytaan dafa taxaw défier yàlla ne ko dinaa accaparer sa jaam yi dinaa leen cerner dinaa leen dévier dinaa leen réeral dinaa leen sànk yàlla ne ko ba mu des ñi nga xam ne dañu topp yoonu yàlla ndax seytaan neen dina aw gauche dina boof ci droite dina boof ci kanam dina boof ci ginnaaw waaye dafa fàtte ci kaw ndax foofu mënu faa boof kon cela veut dire que ku uti secours ci yàlla rek fekk fa yàlla malheureusement suñu diine dafa tellement superficiel suñu façon mode de croyance dafa superficiel lépp ci apparence la nii mais amul profondeur te diine mbokk yi bu amul profondeur tu verras population bi nga xamante ni dañuy souffrir ardemment ndax souffrance bu metti boobu nit ñi di yëg vide boobu problème mu émotionnel yooyu problème mu relationnel yooyu ce sont des choses qui sont liées à ta mode de fonctionner sa croyance sa mode de pensée sa li nga gëm sa xol loolu muy absorber muy ay négativité yi nga xamante ni mën na am installé nañ ko ci yow depuis bas âge mën na am ci sa histoire la bokk tax na nit ñi tey bu ñu dundee naqar mënuñu ko fajee leneen lu dul violence wala ñu fajee ko li nga xam mooy fuite lan mooy fuite mooy naa xaru daw problème loolu fuite la tudd daw la tey képp kuy daw problème ngay jël soi-disant li nga xamante ni mooy produit malsain yi pour te calmer soit ngay alcoolisé wu wala di jël ay stupéfiant pour mën a calmer sa problème mooy da nga jéem a fuite te xam nga ni fuite boobu c'est juste temporaire boo paree réalité bi mu ngi nii jàkkaarloog yow tey yaa ngi jéem a xëy na tëral sa problème
di daw ci sëriñ yeeg maaman dañ lay promettre dong mais duñ la ko teggil parce que problème dama ne problème yow nit bi yaa koy solutionné problème yow doomu aadama yow la yàlla sàkk pour nga faire face à ta réalité jàkkaarloog say problème assumer leen nangu leen accepter leen tàllal sa loxo yàlla ñaan ko mu guider la à ce que nga mën a solutionner sa problème parce que doomu aadama sa xol bi bu feesee dell ak tawxiid doo daw ci sëriñ waaye tey nitu tey lan la ñuy def da ngay am problème nga daw ci képp nit ñëpp uti secours fu nekk ba dernier recours amatoo yaakaar nga soog a ne yaa rabbi yàlla nag wax dëgg yàlla dafa am fulla yàlla bu fekkente ne moom nga def dernier recours mu seetaan la kon yàlla premier recours la lu xew balaa ngay dékk kenn loxo dékkal loxo yàlla suñu borom nga xam ni yàlla mooy kii maye problème lu mu rëy yàlla mooy ki koy solutionné ndax yàlla moo ko sàkk te moo la ko teg kon encore une fois nit ñi dañuy décider dund ci àdduna bi bëgg a dund bu neex ba duñu accepter perte ndax la plupart si waajur yi di yar da nga yar sa doom doo ko jàngal ni àdduna bi prépare-toi il y aura des choses yu négatives des choses yu positives dans ta vie accepter perte accepter ñàkk accepter école nga dem léeg-léeg nga am 10 des fois nga am 0 accepter ko mais non sa doom day ñëw indi la bulletin de note bu 0 nga dóor ko xas ko toroxal ko humilier ko agresser ko terroriser ko xale bi tiit jaaxle jàpp ni moom warul perte ci àddunaam 10 boobu nu mu ko mën a lijjantee dina ko lijjanti même bu dee day tricher même bu dee day def n'importe quoi pour lijjanti ko parce que lu tax mooy da nga ko xamal ni yow ci sa àdduna waroo perte ah déedéet nous sommes des êtres humains nit ki boo yar sa doom da nga koy former ko ak mu accepter lépp li nga xam ne mooy échec yi di négativité yi mu xam ni ci àdduna la bokk mu di ko jël d'une manière positive waaye tamit nit ki muy accueillir ay nattoom di ko def fierté parce que gis nga doomu aadama boo dundee te amoo nattu yow cela veut dire que amoo curriculum de vie cela veut dire que amoo CV sa CV riche tey boo doon dem ci benn entreprise dafa ut liggéey ñu laaj la yooyu lan mooy sa parcours nga nommé entreprise yi gën a renommé ci àdduna bi ni jaar nga fa kooku foo jaar da lay jël parce que dafay am ci yow confiance ndax danaan fii coma du fa jaar àdduna bi tamit c'est la même chose des fois nit toog ci télé bi ñu gis ko muy briller nekk ku am alal nekk ku am xam-xam nekk ku am yar nekk ku am sagesse nekk ku am leadership nga di ko ñëwee mais bu la nettalee fu mu jaar bu la nettalee parcours de vie am bu la waxee li mu daj danga naan non mais kii kon li mu mel nii yépp jaar na fii effectivement parce que ay jaar-jaaram ñoo ko def tey lu mu doon donc comment se fait-il ay nit nekk ci suñu société di souffrir autant nekk ay góor kenn du leen tàllal loxo kenn du leen jàppale góor ñi tamit waruñu rus boo demee ba toll ci yenn problème mu sëy yi nga tàllal loxo ñu jàppale la y a des thérapeutes de couple y a des psychologues y a des psychiatres lan moo tax ñu teg leen fi pour vous aider tey bu ngeen amee problème référé wu leen góor ñu bari ñu ngi nekk Europe mais dañuy bañ a dem ci psychiatre dañuy bañ a dem ci psychologue yi parce que pour ñoom humiliation la pour ñoom gàcce la ba nga xëy rey sa bopp mbaa nga rey sa njaboot da am na problème yi nga xam des fois mën nañ nit ki ñàkk gëm yàlla nit du ñàkk gëm yàlla rek yam ci feebar la te feebar dama naan nit dina gëm yàlla waaye mu feebar nañu gëm ni problème mu maladie cerveau yi du rek problème de gëm yàlla problème de iman problème de pas-pas déedéet nit ki mën na am iman mën na am pas-pas mais mu am feebaru xel am dérèglement psychologique am dérèglement neurologique mu war a dem gis ay ñi nga xam ni ñoo apte professionnellement parlant ngir mën ko dimbali ci situation bu metti boobu muy dund kon encore une fois ñu bañ a négliger suñu santé mentale ñun suñu problème mooy bokkul ci suñu culture xamuñ sa la mooy santé mentale faf lu ñu xam rek mooy wax bu dara amee ñu ne waa lii baaxul lu tax àdduna bi mel ni on se pose beaucoup de questions mais sans réponse kan moo leen di répondre kon cela veut dire que genre phénomène yi li waroon xew tey ci dëkk bu doon ci dëkk yu développé di ngeen gis ñu def ay études jàng histoire façon nit ñiy def lii lan moo waral ñu def lii fan la ñu jóge kan moo leen jur seen système familial ci nan la ñu construire kan moo nekkoon seen yaay kan moo nekkoon seen papa ci ban sëy la ñu yaru nan la ñu màggee nan la xamanteeg partenaire am lan moo nekkoon seen ay problème ngir mën a comprendre waa ji mode de fonctionnement am lan moo nekkoon trait de personnalité am
ci loolu ci la ñuy mën a déterminer bu dee dafa am trouble personnalité yu grave yi nga xamante ni mën na yóbbu nit à ce que muy egg ci psychopathie ba nga xam ni mën na faire du mal à ses propres enfants. xale bi nga xamante ni moomin la amoo ci moom benn empathie amoo ci moom benn yëg-yëg nga capable jël ko rendi ko sànni ko ci étage ndax lan ngir naqaral sa jabar ndax lan ndax ndaw si daf la bàyyi ay daf ko trompé daf ko nangam du excuse à ce que nga rey say doom ndax say doom defuñu la waxuñu la wala soi-disant que sama jabar baaxul kon bàyyi na ma wala bàyyi naa ko su ma ko bàyyeeg samay doom duñu baax kon naa éliminer xale yi mais yaa égoïste kon cela veut dire que yow sa philosophie mooy say doom amuñu droit dund parce que rek seen yaay dafa bon. donc nañu bàyyi di juger suñu propre li nga xamante ne mooy suñu propre gis-gis bu gàtt. nit ki encore une fois ngay góor ngay jigéen boo tollee ci problème relation baa ngi lay bëgg a échapper mënatoo koo gérer yaa ngi am agressivité yaa ngi am colère yaa ngi am nervosité yaa ngi commencer di lever la main soit sur tes enfants wala sur ta femme demal nga uti secours. ñun nag lever la main sur tes enfants dañ ko normaliser dóor say doom dañ ko normaliser ba tax na tey waajur bi bu dóoree doom sax ba fa ray ko daanaka du choqué kenn parce que dañu tàmm dem ci au-delà des limites ci violence mu nekk lu ñu naturaliser suñu société mu nekk nag lu ñu war a xeex ndax nit yu nite yi dama naan jamono bi ñu toll nous sommes en 2021 am na ci li nga xam ni war nañ koo moytu war nañ koo bañ war nañ koo daw parce que du yëfi nit du yëfu jullit kon nit ñi nga xam ne dañu feebar nekk ci situation yi nañ leen jàppale nañ leen taxaw nañ leen conseiller entourage bi à ce que ñu dem uti ku leen di dimbali seen bopp yi problème yi ñu am ñu mën koo faj parce que ce sont des personnes qui ne vont pas bien ils vont très très mal du coup fii la ñu yem ak yéen audio bi gudd na di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulah ba beneen incha allah di wax ngeen abonné partager vidéo parce que yaakaar naa ne dina mën a jëriñu lu ñu bëri ñu xam ni problème yii di am ci société bi ci la plupart des hommes jigéen ñi dañuy jooy waaye góor ñi tamit ñu ngi souffrir te souffrance bi du question ni jigéen bi moo leen ko teg déedéet lu ñuy traîner depuis bas âge mais kenn mënu leen a dimbali parce que tout le temps apparence ñun moom la ñuy dund lépp apparence la lépp c'est superficiel moo tax nit ñi seen cœur yi seen xol yi am problème am maladie seen cerveau yi am maladie te malheureusement duñu gis ku leen di dimbali kon mbokk yi ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah